salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi ñëw di waxtaan ak yéen waam askan bi waa Sénégal waa Gambie ak ñëpp quoi waaw dama leen bëggoon misaal ci affaire mouvement quoi mouvement planète parce que doomu aadama moom nu ko suñu borom bi génn ci àdduna dafa am ay ondes magnétiques yi nga xam ne ni moom mooy représenté l'être humain yow nag daanaka boo juddoo jamono bi ngay judd dafa mel ni dañ la attaqué day la hang up ci ciel bi waaw donc mouvement planète nag ñoom ñooy déterminer sa sa dox ci biir àdduna donc am na des fois xam nga rek quoi ku nekk lu mu gëm des fois dafay jafe say yëngu-yëngu day jafe nga am ay tolof quoi nga yaakaar ne na liggéeyam déet mais la majeure partie du temps ce sont les planètes disposition planète yi quoi dafa am ñi nga xam ne dañuy bañ dafa am ñi nga xam ne dañuy nangu comme par exemple Mercure planète Mercure moom mooy affaire communication dialogue ak yooyu yëpp quoi des fois da ngay am ay problème wax ci sa biir kër ci sa dëkkuwaay wala ci fi ngi poste wala fi ngay liggéey ak yooyu yëpp quoi nga am ci ay difficultés parce que communication bi jàll instant boobu nag c'est Mercure la planète qui gère ça. Vénus moom mooy affaire amour ñu la bëgg ñu la sopp nga am problème ak sa jabar nga am problème ak ñi nga xam ne moom nga seqal bëgg wala sa yaay tout ça c'est un amour en général bu dee sa yaay ak say mag ak say xarit ak yooyu yëpp quoi parce que instant bi nii jamono bi doy na waar trop quoi am na yi nga xam am na ay problèmes yi nga xam ñi ngi xew suñu biir dëkk métti na trop quoi dafa dañoo war a dimbalante si suñu biir quoi parce que yenn situation yi difficile yoo xam ne ni yenn doomu aadama yi ñu ngi koy dund moom mooy tax moom ay agression ay sàcc ak yooyu yëpp quoi loolu planète Neptune moom moo koy gérer planète Neptune mooy ñu njaaj ñu bloqué ak yëpp quoi alors des fois ñu jàpp sàcc dóor ko mu bëgg a dee mais c'est-à-dire peut-être doomu aadama moom mooy xolam day tàng quoi bu gisee moom mi ñafe di góorgóorlu pour am àdduna bu neex waaye benn waay ñëw yóbbu alal xam nga loolu dafa métti trop quoi mais yooyu yëpp affaire gestion la quoi parce que politique bu ñu wax développement économique dafa war a partir à la base tabax ay tali tabax ay stades yooyu yëpp rafet na mais ci base bi ñi nga xam ne ni ce sont des invisibles ñi nga xam ne ni dañoo sonn vraiment ñoom lañu waroon a dès le départ jàppale leen parce que am na yenn dëkk yu nga xam ne ni problème amoon na fi comme type exemple Hollande wala beneen dëkk quoi prison yi bëri woon na fi trop parce que sàcc dafa bëri affaire drogue affaire jagatu ak yooyu yëpp quoi mais gouvernement bi moo ko géré dama mun a am développement d'un mode tel que prison yi léegi amatuñu njariñ ñu ngi koy tëj ñu fi doon liggéey ci biir prison yi ñu génne leen jox leen beneen liggéey parce que amatul saay délinquant yooyu yëpp quoi parce que gouvernement bi moom ma am plan su bu nga xam ne daf ko gérer yow nag ñun nag ñi nga xam ne ni nag suñu gouvernement bi pour man mi ngi def ay investissement yu nga xam ne ni daal accès gul vraiment ñi nga xam ne ni man mën naa leen tuddee le bas peuple quoi mooy c'est-à-dire ñi nga xam ne ni vraiment ñàkk quoi et de toute façon man sama xam-xam lu ndaw la mais dama leen si bëggoon dimbali quoi di leen wax ne nànk mooy jàpp golo si ñaay parce que am na sama benn xarit bu doon wax ne àdduna nii la dafa mel ni oto booy dawal sa volant boo jàddee ak dafay des fois dafay mel ni si sa lépp day changer quoi di situation bi métti ak situation ba nga xam ne ni ba neex na torop donc yow mi nga xam ne ni yow man maa lay tuddee sëñ Bélier du man maa la ko tuddee borom xam-xam ñoo la ko tuddee ñoom ñi nga xam ne ñoo doon def ay recherche ba am bi nga xam ne jàppe nañ ni ko ni si planète yi ni ñuy bouger quoi moom mooy déterminer sa situation si biir adduna bi donc yow boo juddoo depuis à partir du 21 mars jusqu'au 21 avril yow bélier nga quoi si bélier yi dañ leen diviser en 3 positions ñu koy wax décade 10 mu doon weer bi yow boo juddoo 4 mars donc signe bélier nga premier décade boo juddoo
ba juddoo 22 à partir de 22 mars yaa ngi ci premier décade compter 10 jours nga génn ci premier décade nekk ci deuxième. waaw actuellement nii nag Mercure mi ngi si position Scorpion, Vénère mi ngi Capricorne, Jupiter moom mooy affaire wërsëg affaire wërsëg affaire xaalis affaire am-am. waaw moom position mi ngi Verseau actuellement nag da yow di à partir du 15 novembre jusqu'au 21 novembre di nga am ay problème quoi, mais nank ma jàpp ci loolu comme man nu mu ko waxee avant quoi, defal nank calme-toi tranquille parce que Mercure 21 mars 21 du mois de novembre bu ñu nekk bu ci duggee dina la jox yeneen possibilité quoi. actuellement nii nag sa semaine du 15 au 25 novembre situation bi day def zigzag mais teylul calme parce que suñu borom bi ñëpp la fi nekk fàttewul kenn. waaw te yow sa caractère yow mi nga xam ne Bélier sa caractère dafa fort quoi, donc yow si première semaine bi les premiers jours de la semaine di nga am ay problèmes yu ndaw quoi, mais da ngay xam nu nga koy gérer quoi parce que problème moom da ngay réfléchir quoi, bu nga tëb bëre xam nga gaañ doomu aadama parce que wax na la ni loolu baaxul quoi. de toute façon bu ñu duggee ci jeudi vendredi suñu borom bi dina la jàppale trop quoi ci yenn situation yi nga xam ne yaa ngi koy vivre, mooy li ngay liggéey ak rapport yi nga am ak ay nit wala sa jabar ak sa doom wala yooyu yëpp quoi, suñu planète disposition planète yi dina la jàppale quoi pour que sa yoon neex, parce que mercredi à partir de mercredi jant weer bi la lune day duggoo signe de taureau quoi, bu duggee signe de taureau dina la jàppale quoi, et après ñeente sa communication dina jàll li nga bëgg a xamal nit ñi, li nga bëgg a xamal ñi ngay liggéeyal ak ñi nga xam ne ni ñoom nga dëkkal dina la comprendre quoi. léegi dialogue bi dina baax quoi, te am na ñi nga xam ne ni nag bi nga xam ne ni si seen liggéey wala si seen activité xaalis bu soobee yàlla dina dugg bu soobee yàlla. waaw ci biir semaine bi yow mi nga doon Bélier ma dugg si Taureau moom début bi actuellement dafay vivre, il est en train de vivre des situations un peu difficiles quoi, donc moom problème mooy dafa mënutul supporter nit ñi ak nit ñi nga xam ne moom la dëkkal ñi nga xam ne fa lay liggéey ak yooyu yëpp quoi, situation insupportable lay dund moom fu nekk dafa bëgg wax ne doy na sëkk, bëggatuma dara, bëgguma am ak affaire ak kii, bëgguma affaire ak kële, dama bëgg a changer sama adduna lépp, donc sa situation dina xaw a bloqué wu quoi, di nga am ay blocage yow mi nga xam ne suñu Taureau nga xam ne yaa ngi juddu à partir du 21 avril jusqu'au 21 mars yow ñu ngi lay tuddee suñu Taureau, donc li ma wax ci disposition planète yi que Mars mi ngi Scorpion, la lune de mercredi à partir de mercredi dina dugg si sa signe, dafay changer position génn arrêté dugg Taureau, donc dina la jàppale quoi, parce que à partir du lundi di nga am ay fatiguement quoi, di nga fatiguement surtout les situations fi ngay liggéey ak ñi nga koy jokkale yëpp comme ni ma la ko waxee avant quoi, ak ñi nga xam ne ñoom nga bëgg ñi nga xam ne ni ñooy say soppel muy say rakk say doom wala sa jabar ak yooyu yëpp quoi. bu soobee yàlla à partir de mercredi jeudi Taureau bu duggee situation bi dina la jéem a jàppale quoi si say projet si sa lépp quoi. ma dugg si jumeaux yi, seen jumeaux mooy ñi nga xam ne dañu judd 21 mai jusqu'au 21 juin ñoom ñu ngi tuddee jumeaux, donc ñoom seen dinañ am planète yi quoi, disposition bi ñu am dina leen jàppale trop quoi si opportunité yi ak projet yooyu yëpp quoi, donc seen situation dina améliorer dinañ am difficulté, mais nag comme nu ma ko waxee rek quoi, besoin da ngeen di jéem a tey gëstu bu baax, utiliser seen xalaat, parce que jafe-jafe bi nga xam ne jumeau dina ko am bu soobee yàlla at bi ñu dugg ci biir à partir de février suñu borom bi dina ko jàppale quoi,
parce que disposition planète ñoom ñoo koy jox temps beaucoup d'opportunités et autres à partir du vendredi samedi dimanche di nga am ay reconnaissance suñu borom bi dina la tappale ay médailles mooy ci sa liggéey ak li ngay gëstu quoi li nga bëgg si àdduna yow yaa nga xam quoi suñu borom dina la si jàppale à partir de jeudi vendredi sabato loolu lu tax parce que la lune pleine na mooy jant bi weer bi bu duggee ci Taureau suñu borom dina misaal ki nga xam ne ni Jumeau la mu judd 21 mai ba 21 juin suñu borom bi dina ko jox ay occasion ay possibilités yi nga xam ne dina ko jàppale mu avancer si lu muy def donc maa ngi leen di gërëm di leen sant ki ma déglu bu mu ne jokk benn xaritam parce que waxtaan mooy indi mooy régler ay solution ak ay problème yi mu xam ni mu nekkee moom bu ko jokkoo ak moom dina ko mun a expliquer quoi situation yi nga xam ne ni mu ngi koy dund dina ko expliquer nga expliquer ko nga wax nga ko ni nervosisme stress beeg yooyu yëpp quoi métti na trop mais nànk rek waaw bu soobee yàlla suñu borom bi dina ko jàppale quoi ci lu muy def ak ci lu muy liggéey xam nga donc si kanam naa jéem a gëstuwaat expliquer leen yeneen affaires yi nga xam ne ni bëgg naa leen ko xamal quoi ci àdduna bëgg naa leen ko xamal yow tamit mën nga ma xamal donc ci vidéo boo ko dégloo boo ma joxee ay question wala nga am loo ci yokk mën nga ma ko expliquer avec des commentaires ci suuf quoi parce que ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay quoi dañu war a seulement jàppalante suñu biir comme ça ñu am dund bu neex quoi dund bu nga xam ne ni dina am harmonie quoi ak ñu teggi malentendu quoi malentendu baaxul trop quoi waaw jërëjëf waay maa ngi gërëm di leen sant quoi xam naa ci kanam dinaa jokk ak yéen wax la expliquer leen jox leen yeneen détails yi gën a leer quoi ci mbirum énergie et mouvement des planètes yi nga xam ne ni ñoom ñooy déterminer sa àdduna yoon bi nga teg sa tànk suñu borom bi jàppale la ci siraatal mustaqim li nga bëgg ak li ngay seet ak li nga bëgg am ci àdduna bi yàlla jàppale la quoi man dama la ci doon jox xalaat rek quoi comme ça li nga xam am na yenn moment de ta vie yi nga xam ne lépp loo def da ngay góorgóorlu ba sonn dara du ñëw dafay mel ni nga liggéey ba tas dafa mel ni li ngay gagné du dara quoi des fois nga découragé am na ñoo xam ne dañuy découragé ne wax lii moom du may indil dara non c'est-à-dire situation bi rek moo demee nii quoi mais bu jotee yomb léegi planète yi disposition yi bu ñu d'accord da lay tegal ay tolof comme Saturne moom mooy la planète des lois des constitutions des institutions ak yooyu yëpp quoi moom des fois même di nga am moom mooy tas sëy moom moo lay jox tamit occasion yi nga xam ne ni di nga am possibilité pour takk jabar wala nga amoon ay xarit mu créé ci ay problème ba nga xam ne ni yow ñii dootoo wax ak ñoom dootoo tuddante ak ñoom des fois même di nga am ay xarit nga xam ne ni dund ngeen depuis plus de 30 ans après ay problème ñëw ay problème fekk si leen ngeen am ay difficulté et dootu leen wax communication bi jàll ak yooyu yëpp quoi waaw loolu moom Saturne moom moo koy def quoi man fii am na benn registre benn cinéaste bu def benn film si quand Saturne est contre toi Saturne bu dee def la contre moom dafay tas lu bëri quoi si sa àdduna lu bëri dala koy tegg comme naan de taye dagg branche yu waw yi ci garab branche yi nga xam ne ni amatuñu njëriñ ci garab bi boo ko daggee garab bi dina dimbali garab bi mu dund bu baax waaw jërëjëf waay ci kanam naa def yeneen gëstu quoi comme ça ma expliquer leen man sama gis-gis quoi ci situation yi